ci ànd bi ngeen ànd ak ñun ci Tektal TV ñu dajeeg fii di borom xam-xam boo xam ne ñu ngi koy wax Cheikh Tidiane Fall bokk ci kuréelu Ibadu Rahman bu docteur Abdoulaye Lam nekk fii Touba Ibadu yi kon ñu nekk Touba du information de ndax min nañ Touba. salaamaaleykum ñu ngi sant d'abord Tektal TV di am mbégte lool ci dalal bi ngeen ñu dalal ni nga ko waxee la man maay Cheikh Tidiane Fall directeur du partenariat bu Jamaat Ibadu Rahman Amir moo waroon a ñëwal boppam waaye man la yabal ngir ay mbir yu aju ci wér-gu-yaramam ak yu demee noonu kon ñëwati la ndax romb na jege na fanweeri at ba mu ëpp ko sax nag ndax depuis création la woon kon suñu ñëw fii jàpp naa ni lu naturel la ñëwuk jullit ci mbokk jullitam la jullit jóg ziar mbokk jullitam mu am mbégte am bànneex mu ànd koog moom lam man ci servir ko mu servir ko donc loolu moo waral tànk yi dëgg-dëgg fii ci Touba. sëñ Cheikh Tidiane Fall lan moo waral yow nga ne depuis fanweeri at yéen Ibadu yi yéen a ngi ñëw di màggal si te boo ñëwee nekku leen fa am lekk gaag naan gaag yooyu fa am domaine technique xam-xam fa ngeen di nekk nga xam ne kon foofu du n'importe qui moo fay nekk léegi njëriñ boobu ngeen am ba pare ku gis Ibadu yi Touba mu mel ni lu la jaaxal loolu lan moo ko indi ak lu koy dindi. waaw xëy na am na ñu mu jaaxal waaye am na ñoo xam ne jaaxalatu leen waa Touba moom jaaxalu leen Jamaat Ibadu Rahman ñëw fii ndax ñëw bu naturel la xam nga daaw fii Amir Lam wax na fi ak Tektal TV wane ni kilifa diine bu bokkul ci Jamaat Ibadu Rahman bu jël alalam def ko ci Jamaat Ibadu Rahman première ba moo doon Cheikh Abdoul Ahad Mbacké rahimahullah kooku nag ku suivrul xëy na yow lay bett ku suivrul relation yi dox suñu diggante ci lu rafet ah yow lay bett suñu nekk fii. xam nga li ma bëgg a wax mooy d'accord naa li nga wax ñu bëri ci réew mi. waaw bu ñu gisee Ibadu Rahman biir Touba dañ koy jàppe ngan di information li indi loolu ban jàpp ne warul mën a nekk ak bu te yéen ngeen jàpp ne dangeen fi war a dalal gan. man dama jàpp ni képp koo xam ni da nga gis ni ñëwug Jamaat Ibadu Rahman fii ci Touba dafa nekk événement benn affaire boo xam ne du bu ñu miin mën naa dellu ci information amuloo ko boo ko amul it suivre ko jéem koo xam ndax loo xam ni romb na fanweeri at dëgg-dëgg ku ne ci réew mi war ngaa xam ban type de relation moo am suñu diggante ak yeneen tariqa yi sax non seulement mouridisme mais yeneen tariqa yi aussi beneen bi moo di Jamaat Ibadu Rahman am nañu jàpp ni képp ku nekkul ci tariqa da ngaa war a contre tariqa pas forcément ndax li nu boole moo ëpp lu ñuy teqale bu amee dun nekkunu ay murid wala nekkunu tijaan wala nangam ñun Ibadu Rahman lañ waaye gëm nañ ni ñii nekk ci mouridisme bi day jaamu yàlla yàlla la ñuy wër comme ñëpp te Cheikh Ahmadul Khadim def na ci effort am mu jaral ko sacrifier lu bare jaral ko génn réew mi xam nga ku ne ndax xam nga ni nekk ci sa biir njaboot moo gën a neex ñu dugal la géej yóbbu la mais kon bu dul woon lu dëggu ci moom du ko def ma jàpp ni kon loolu dañ ko war a changer ci boppi nit ñi bokkuñu ñoo bokk am na ñuy juum sax di wax ni bokkuñu pas-pas ñoo bokk pas-pas ñun ñëpp ci ahlu sunna wal jamaa lañ waaw li ci des nag mooy ay différence yoo xam ni mën naa am ci approche ci gisin loolu war naa mën a ne mais buñ yàggee daje di jokkalante di nangam ku xewle sa morom teew ñuy créer espace débat comme bu mel nii je crois que loolu dina tax ba yooyu dem ba mujj nit ñi comprendre dëgg-dëgg lan moo waral. Cheikh Tidiane Fall lan moo waral Ibadu fu ñu ko tuddee rek nit ki ñu bari seen xel dem ci critique lu waral loolu. xam nga Ibadu nag ma wax la leen loo xam ni c'était naturel ba muy sosu dafa am nu mu sosoo parce que Ibadu Rahman jàppul ni am na benn taqalikoo entre li mag ñi doon def fii ci Sénégal ak ñoom li ñuy def mais sëñ Touba woote na jigéen muuru walantana lil ula murid yi xam nañ ko bu baax a baax kon même bu fekkee ni lu bari ñun jëfewuñ ko
jamaat Ibaadu Rahmaan yooyu nga xam ne dañ ko xawoon a négligé yooyu la jël rek du lu bees de depuis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la woon nit ñi dañ doon xabdu waxuma ni ku xabduwul baaxul nag waaye xabdu moom man boo ma laajee foo ko teg mën naa laa wax ni fii laa ko teg foo ko teg waaye bu dugg ci loolu di yàq sama waxtaan taxunoo jóg ah jigéen buy muuru boo ma nee fan nga ko teg man dinaa la wax ni fii laa ko teg ah kon la may def baax na parce que ndegam mën naa koo teg layal ko ci alxuraan layal ko ci sunna la may def c'est bon léegi lan moo waral ci biir ibaadu yow lu bari li ngay nangu am sa meneen moroom mu ne woo ibaadu du nangu loolu tey wuyoo même tur nangu loo ci jublu comme par exemple ibaadu bii ñëw ne lii ànd naa ci beneen ibaadu ñëw ne lii ànd naa ci te ñëpp di wuyoo ibaadu waaw xam nga l'islam dafa bari maanaam l'islam benn la waaye gisin yi moo wuute ku nekk fa sa dégg yam fa ngay waxee fa ngay réagir jamaat Ibaadu Rahmaan nag du individu du Amir a koy doxal de du Cheikh Tidiane moo koy doxal mais ñun li ma lay wax nii boo demee ci suñuy teg sa fekk ko fa orientation am na lu ñuy wax document d'orientation de la jamaat Ibaadu Rahmaan toutes les relations ma nga fa ba ci politique nuñ ko gisee suñu relation tariqa yi dafa leer du man maa ko créé di demee sama sentiment mais tey su ma waxoon loo xam dëppoowul ak orientation bi ëllëg dinañ ma wooni ma yow de li nga wax xëy na sa xalaati bopp la waaye dëppoowul ak orientation GIR ah dama la bëgg a wax ni rek ñun ijtihaad jamaa yi effort intellectuel boo xam ni collectif lay doon ñun ñooy gëstu ba xam ni lii nii la ci l'islam wutal koy ay lay ñu doxee noonu code de conduite lay doon bu boobaa mais du man rek sama sentiment donc am na koo xam ni donc individuellement mën naa gisee neneen c'est naturel waaye man ni may gisee du position individuelle loolu c'est important. c'est important parce que léeg-léeg dafa am ibaadu yoo xam dañuy mel ne lu metti am ñoo xam ne dañuy mel ne mettiwul ñii dañuy pour ngeen waxtaan juboo day yomb ñëw pour ngeen waxtaan bañ a juboo day jafe. waaw mais ibaadu xam nga générique la léegi man bu may wax jamaat Ibaadu Rahmaan laa bëgg di wax mu leer nañ ibaadu nag benn mouvance la boo xam ni am na nooy mel ci respecté diine di fonk julli fonk alquran fonk sunna ñu ne ibaadu pourtant ibaadu bi sax mën naa am ay défaut man mii Cheikh Tidiane mën naa am ay défaut yoo xam ne du noonu su ma waxee rek tabarkàlla xëy na lu baax laa bëggoon mais wax ba mën na demee noo xam ni dinañ ko ñaawlu loolu dafay am ci nit mais ibaadu en tant que tel Ibaadu Rahmaan ñun duñu ni sax amul ku tengal ci suñ biir mais ki tengal boobaa moom lay engagé mais jamaat Ibaadu Rahmaan en tant que mouvement bu am ay texte tengalul parce que wasatiya lay doxal wasatiya c'est le juste milieu dana ci góorgóor lu mu man benn waaye bu jaar fee na comme ni muy feeñee ci koo xam ni ci tariqa la nekk wax loo xam ni ñëpp naan kii warut a wax lii moo xam murid la moo xam tijaan kooku nag dàqul code de conduite du mouridisme ci boppam. léegi ku toftalu ci njiitu Ibaadu Rahmaan jamaatu Ibaadu Rahmaan di Cheikh Tidiane Fall boo nu bëggoon wax njëriñal màggal loolu ci wax. man nag toftaluma ci moom parce que am na 2 adjoints mais donc bokk ci ñi toftalu ci moom. waaw bokk na parce que man maa ngi bokk ci secrétariat exécutif yore partenariat et relations extérieures. kon tuddal ñi nga jiitu ki ci toppaat ba ci yow. waaw man ñi ma jiitu. waaw man waaw xam naa ñi ma jiitu mooy Imaara dafa am Amir. premier vice Amir. deuxième vice Amir. am na le secrétaire général. représentant Amira bu mouvement des femmes njiitu mouvement des femmes ma nga fa. ku la neex nga tudd trop Tektal TV nga nekk. waaw jarul tudd sax jarul tudd li am solo mooy fonction bi. léegi nag Imaara moom dafa am beneen instance bu ñëw di secrétariat exécutif. ñooñu ñooy exécuter li Imaara di sóor ak a naal. man ci kii boobu laa bokk. dama bëgg nag koo bokk ci jamaatu Ibaadu Rahmaan di Cheikh Tidiane Fall wax ñu njëriñal màggal lim ñu ci mën a tënkal. waaw ci njëriñal màggal ci Touba. waaw ngeen gëstu la xool sooreer baa ngi nii Touba la nekk ba muy la xoolandoo kay. na nga ko xoolandoo xool leen sooreer baa ngi nii. macha allah. Touba la nekkuñu ci benn wetu terrasse di def kii. waaw ci buntu jumaa ji la nekk. leer na waaw njëriñal màggal lañ bëgg. Ibaadu Rahmaan wax ñu. xam nga jumaa ji. waaw xam nga kër yàlla la. kër yàlla la. kër yàlla la. wa anna al masajida lillah loolu alquran wax. fala tad'u ma'a allahi ahadan. kon njëriñal Touba man defe naa ni njëriñal màggal. màggal ci boppam. xam nga sànq ci sama njëlbéenu waxtaan wax naa ni jullit ak mbokkam. ki am xew jàmm.
wala mu am xew woo xam du jàmm mbokkum jullitam war naa sentir luy tax mu accompagner ko ànd ak moom fekk lay xew mooy yàlla nekku ca bokkaale yàlla nekku ca lenn loo xam ne lislaam da koo tere te ñun gisuñu loolu ñi nu ko seqal de lu rafet lañ fi gis Cheikh Ahmadou Bamba am na nattu boo xam ni yàlla teg na ko waaye nattu boobu yàlla may na ko xolu muñ ba mu géré ko dem na ba jàppalul kenn dara te bu doon ay neen xëy na du ko ko jaral bu bëggoon ay intérêt xëy na du egg ak tubaab bi fi mu egg ak moom kon ma defee ni lu mel noonu su nee daf koy nañ ko sant le borom bi tabaraka wa taala mais yow boo tukki woon ba ñëw sax da nga naan alhamdulillah tukki bu neex laa wax de boo demee dellu sa njaboot da nga naan alhamdulillah waxuma tukki boo xam ne nag dañ nga ca lu ne kon loolu ñun bu ñu ñëwee dañuy fekk si sunu mbokki jullit te xam ne événement bi ay jullit lañ fiy fekk te it ma wax la beneen affaire mooy Touba dafa am beneen orientation bu ci ne nit ñi nekkatuñ rek ñëw barkeelu mu jeex mais ay débat moo fi am yoo xam ni démb rek ñu ngi bokk ci débat boo xam ni les défis du monde musulman la waxul Touba de waxul Sénégal waxul Gambie monde bi la wax waaw défi boobu nga defee ni ku mel ni Jamaat Ibadou Rahman amul lu mu ci mën a apporter amul kàddoom ci loolu tey jii ñu ngi wax ci lu am importance di citoyenneté du ni ko tubaab bi gisee rek ak ñu mu ko rëddee mais l'islam ci boppam am na apport am kilifa yu baax yi ci Sénégal laa wax de li ñuy wax dañu ko wax am fu ñu ko tibbee inventé wuñ ko dafa am fu ñu ko tibbee ci l'islam sànq maa ngi dégg Cheikh Abdoulahad Lo muy animé benn conférence mais citoyenneté fa mu ca tàmbalee mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bëgg kum bëggoon Makkatal Mukarrama xam nga génn na fa dem Madina gàddaay ba mu demee ba ci ginnaaw dëkk bi dañuy dey yow Makka de xamal ni dëkki àdduna yi yaa ma ci gënal te bu dul woon sa ñooñ dañ ma fee génne kon du ma mës a génn foofu la tàmbalee waaw loolu du l'islam foofa la déparé soog a ñëw ci Cheikh Ahmad Bamba nu mu ko gisee kon ñoom bu ñu ko jëlee yonent ba lañ ko doon nee waay daal fii gis nga ne xam-xam mi ngi fi dund mu ngi fi dund bu baax te it man li ma neex ci màggal gi ñëpp fi ñëw waa Tiwaawan ñu ngi fi Tijaan yi waa Njaasaan a ngi fi pour bëgguma lim di jum waaye ñëpp a ngi fi Ibadu Rahman ñu ngi fi rassemblement islamique ñu ngi fi tey yooyu duñu ay tariqa rassemblement islamique jamaat Ibadu Rahman mais ñun ñëpp bu ñu dajee dañuy mën a toog débat ci benn affaire te duñ xeex kon li nu bokk lenn la ku nekk la nga am nag ak point de vue ba nga ko amee ak angle ba nga koy xoolee nga indi ko ñu adopté lépp gis nga loolu moo ñuy yóbbu ëllëg ci Sénégal nekk benn bi ñu bëgg nga xam ni sëñ Sidi Muxtaar damay wax nag ci lu ma xam sëñ Sidi Muxtaar projet am la woon ñu li ñi nekk benn mais ñu bëgg a nekk benn te duñu bokk espace d'échange duñu waxante mais kooku mën na nekk il faut ñuy daje di wax waaye sànni xeer moom dëgg-dëgg gisuma ni mooy mbir mi même su ma gisoon yow loo xam ni ñaaw na moo la koy wax damay ñëw déy la ko ni la kat lii boo ko mënee bàyyi moo gën ndax xam na lu ko gën noonu moo gën waaye boo ma sànnee xeer ma forman itam sànni la rek nga xool bi ñu ubbi Masaalikul Jinaan rek ku ne nga fa te lépp rafet kon moom ne la ñu ngi ci yoon bu baax daal yàlla bu ci cat dugg gis nga lii ma wax la leen démb wax naa ko ci Magal TV ma ne bi ñuy waaju ubbi Masaalikul Jinaan Jamaat Ibadu Rahman Amir jiite benn délégation ànd ak son premier vice Amir ñu dem gis sëñ Muntaqa Mbacké xalifa général yàlla na fi yàgg te wér comme ni ñu koy waxe ñun dañu koy ñaanal loolu ba ñu ne tël la mu njëkk a wax mooy yéen waa Jamaat Ibadu Rahman ràññee nañu leen waxuma leneen ma wax beneen boo xam ni démb wax naa ko mooy bi ñuy ubbi suñu mosquée bële ca Louga dañ ko doon yaatal tasanteeg ñu dem di jaale ji sëñ Sidi Muxtaar man maa jiite woon délégation ba ñu demee ñu wax ko sëñ Cheikh Thioro la ni keroog waxul de mais ñun bi ñu waxee daa jël kàddu ni sëñ Cheikh Thioro loolu bu jegee fàttali ma ko dénk naa la ko bis ba jot mu yónnee une tonne de riz añ ba mat na di xam nga teguñu ko woon te suñu biir wax dañ ko ne bu ñu sañoon nga yeble fa histoire bu gudd la ndax centre boobu ci Louga Cheikh Ahmed Bamba lañ ko tuddee
loolu ku bëggul jàmm ku bëggul relation yu rafet doo ko def kenn forcé wunu nag dañu ko def ba pare yónnee boobu sëñ Cheikh Saliou moo fi ne moom itam keroog aññee moo ko assuré une tonne de riz ba pare ak ñaari nag mu indi ko loolu ku la nawloowul tegu la fenn loo ko defal ah am nañu congrès sëñ Sidi Muxtaar yebal fa ndaw muy sëñ Jili Mbàkke mu ñëw teew jël fa kaddu ñun seexluwun kenn ci Sénégal ah lépp rafet xam nga ñu ngi wax dialogue islamo-chrétien ñëpp di ko rafet waaye bala ngaa dialogue islamo-chrétien rafet na lool waaye nga dialogue islamo-islamique waaw ci biir waaw ci sa biir kër boo fa mënta régler problème defe naa bi mooy priorité quand même te il faut ñu créer dialogue boobu tekkiwul ni man maa yow yaay man waaye l'islam boole nañu de ci différence yi nag c'est normal ni nga xeese kii ñuul kële nangam kii gàtt c'est naturel ci gisin yi aussi ñun ñu wute mais Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñëpp a koy wax ñëpp a koy wax waaw penk bi ñëpp a fay jub ñëpp a fay jub kon Cheikh Tidiane Fall kontaan nañ bu baax ñu ngi nuyu tamit docteur Abdoulaye Lam di koy ñaanal mu yàgg te wér yàgg fi loolu te wér yàlla gën koo kattanal ba yéene bi mu am ci lu baax mu gën ko man ak képp ku ko ci jàppale bu baax a baax te jàppale sa bopp parce que diine moom boo ci nekkee rek jàppal ne sa bopp nga ci nekkal ndax loo ci def sa bopp ngay jëriñ kon abonné leen Tektal TV Tektal ngay def bu kole Tektal nga def espace TV nga defaat beneen TV beneen bi nga def Tektal TV bu kole nga def espace Sénégal Tektal TV Sénégal ak Tektal TV noonu simple nga abonné bu dee page Facebook bi Tektal TV l'officiel njëriñal neen la ñuy wane Cheikh Tidiane Fall looy wax ci Tektal TV. Tektal TV daal xanaa rafetlu seen liggéey rek te xam nañ ni moom dëgg-dëgg fonk nañu jamaat Ibaadu Rahman à chaque fois ñu interviewé wuñ forcé wuñ leen kon lii am na solo yéen a ngi participer ci leeral loo xam ne mënoon naa lëndëm ndax it man mi taxaw di wax nag je suis bien placé pour wax ci lii ndax dama cee bokk am ci fu ma ci toll man cee wax loo xam ne lu leer la kenn du ko dindi. te gis nga jotaay ba ngay nekk sax nee naa la nekkoo faam lekk nga ak naan nga kese fi nga nekk am na lekk ak naan loolu mais xam-xam baa nga fa. loolu waxuma xam-xam bi sax mais jamaat Ibaadu Rahman à chaque fois day indi antenne médicale boo xam ni fii lay nekk ñaari fan ñetti fan di faj gratuitement waaw sant lañu fa demoon di leen visiter loolu nag dañ ko def parce que ay jullit ñooy dajee fii te dinañ soxla wér-gu-yaram luñ ci man ñu participer ci ña koy def sax ay bénévole lañ kontaan nañ bu baax nag jërëjëf ci teg jërëjëf jërëjëf Cheikh Tidiane Fall la woon moom ngeen àndal ci Tektal TV mu yëkkati fi kaddu yu am solo bu baax a baax nekk ci jamaatu Ibaadu Rahman jaa ngi jëf jërëjëf waay